ngi leen di nuyuwaat mbokku internet yi di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak seen déglu ñu dellusiwaat rek si seen rubrique décortique bu soxal série bii di infidèle comme niñ ko baaxoo di def rek dañuy daal di indil ay analyse rek daal di xool différentes séquences yi nga xam ne rek mun nañ ci jëlee ay wax yoo xamante ne wala sax ay actions yoo xamante ne rek buñ ko daal di partager askan wi am na ñoo xamante ne dund nañ ko wala sax gis nañ lu mel ni mu nekk épisode 36 bi daw ci samedi bi ñu dooree séquence bu njëkk bi nekk diggante ki nga xam ne mooy Antoine ak Mira mu mel ni nag Mira amutoon problème maanaam trouble mental maanaam amutoon jafe-jafe xel dafa fekk ne rek kii di Antoine la bëggoon mu nekk ci wetam ndaxte dafa mel ni dafa am ak moom cofeel waaye nag mu mel ni daluti ndax kii di Antoine nag bari na loo xamante ne nag lu ajuwul ci yoon te respecté na ki nga xam ne rek mooy Evelyne 10 ans de relation bëgg ko boole ak beneen jigéen te bëgg ko trahir en plus li nga xam ne mooy religion ak conviction mayu ko muy def yenn waaye nag ñu xool ne kii di Mira nag dafa pare ngir xeexante ak moom récupérer kii di Antoine au moment où nga xamante ne Evelyne jamono ji bu Antoine xamoon li Evelyne bëgg yaakaar naa dina jàpp ki nga xam ne mooy Mira ndax jamono ji Evelyne dem na ci prêtre bi rien que pour mën ko wax sentiment yi nga xamante ne moom la am ci kii di Ousmane ba tax nag am wax yu am solo yi nga xamante ne moom la prêtre bi reproché ko mu ngi koy xamal ne la décision finale te revient maanaam lépp lu mujj a jël rek ci moom lay dépendre waaye nag décision bi nga xamante ne moom la jël rek na ci xalaataat bu baax balaa muy def mu gis àndandoo si moo ak jigéen warul tax rek nga ne dafay nekk ak keneen c'est vrai que waroon naa dem naxanteeg Antoine ba xam lan la sekkal ak ki nga xam ne mooy Mira waaye nag souvent ñun jigéen ñi dañuy réagir ku kut ci loo xamante ne buñ patienté woon rek gis solution mu nekk kàddu yoo xamante ne képp koo xam ne rek yaa ngi ci situation bi na nga ànd ak dal ak tey waaye tamit na nga dem ci ñi nga xamante ne buñ la conseillé doo def naka su dul noonu laata jëf di weesu ñu gisaat beneen séquence mu mel ni Sofia nag dafa amul benn yoon jom ndax parewul pour rek bàyyi ci li nga xamante ne moom lay mettital magam ji nga xam ne bu sañoon mooy gën ci xale yi mooy gën ci àdduna bi yeneen na ko lu ne Bachir nag moom pareegul ndax moom jàpp na ne plan yi ci àdduna yëpp mën na ko def waaye nag c'est vrai bu amee jigéen joo xamante ne rek dafa naïf du xalaat day tekkaarale jàpp ne sama jëkkër mu ngi def lu baax kon nii rek lay demee réaction bi am ak seen relation amaan na kii di Adélaïde bu amoon réaction bu gënoon a yàññi rek au début dina teel a découvrir lépp li nga xamante ne moom lay def waaye xam nga ne lii mu confié ki nga xam ne mooy Kate di nekk xaritam boo xamante ne baaxul ndax ci am na relation bu mu sekkal ki nga xam ne mooy jëkkëram te bés bu siiwee moom tamit dina ko bàyyi kon nag nii rek la mënoon demee ginnaaw bi nga xamante ne Bachir daf ko daal di menacé wax ko que ne bés boo wone photo yi ma wax lépp Adélaïde nag jamono ji Adélaïde nekk dans le doute xamul kan lay dem ndax ñëpp ñu ko seqal dañ ko daal di nax waxuñ ko dëgg moom nag lu ko war a mën a génn ci loolu rek mooy coopérer ki nga xam ne rek mooy Amar waxtaan ak moom par perte te ki nga xam ne rek mooy jëkkëram du ko yëg bu ko defee tôt ou tard rek dinañ découvrir waaye Bachir na jàpp ne rek moom ak Sofia seeni bomb buy éclaté yàggatul léegi tey rek ñu daal di jottoo seeni musiba ati si boobaa loolu xaw ma fu ñu koy waxee surtout ki nga xam ne rek mooy Sofia beneen séquence bi ñu gis nag Capo vraiment mu daal di changé dundu ne dafay dëkk moom kese ginnaaw bi nga xam ne jote na ak tontoom ñu daal di ñu xamal fii ne nit de mbaam weq na doomam waaye fekk ko mu bañ ko comme olof Njaay ni mu naan nit du jur doom bañ ko mais jikko jaala dul neexul te kenn ku ne rek li Capo def mu xëy na mës nga ko def ki lay jubanti nag du la mës a neex da nga ko jàpp ne daf maa bañ mais nag tôt ou tard un jour viendra di nga fàttaliku ne lu baax la bëggaloon kon nag ki nga xam ne rek mooy nijaayam di rijaal li mu ko def sax jamono ji metti na ko ndax bu soñoon Capo bu génn ci kër gi ndax xamul kenn dañ ko indil pour mu mun a góorgóorlu liggéey jàppale waa këram waaye nag ki nga xam ne rek mooy xaritam canaar gis nañ ne ba loolu amee ba tey jii toogul ndax jot na Capo ba waxtaan ak moom nag mu nekk nit koo xamante ne nag tàngoon na xumbaloo na waaye Capo nekk na koo xam ne boo waxtaanee ak moom rek nga dina dellu si ndax ginnaaw bi nga xamante ne kii di canaar jot na wax ak moom ci wàllum production ndax lak boo seetloo lépp lu muy def nag sàcc beeg lépp dóor beeg yooyu dafa bëgg rek ndeysaan am loo xamante ne moom lay fee studio pour bu demee def production kon nag tey jii bu gisee koo xam ne nar na ko jàppale yaakaar naa loolu
yëpp dina ko bàyyi te dina delluwaat ci kër gi. nijaayam Rijal nag ñu daal di waxtaan nag àndaat te moo xam ne lu bu baax rek la ko bëgg. beneen séquence bi nekk diggante ki nga xam ne rek mooy Mariama ak Rijal mooy Ousmane ak yaayam. Ousmane nag daanaka def na jaanam wàcc na comme niñ koy waxee jéem na lépp lu mu def ngir rek kii di Mariama dellu si ci yoon bu njub ji bàyyi lépp li nga xamante ne rek loolu la doon def mu tax nag yaayam di ko sante waaye nag mu am seetlu boo xamante ne rek seetlu nañ ko ginnaaw bi nga xamante ne nuyoonte nañ ba jaama sante ba ñu naan sant wa ba mu ko ne caam nag dafa mel ni yaay ji am na leen quelques minutes yoo xamante ne xaw na ko observé loolu rek buñ koy seetaan wala sax buñ koy fàttaliku rek dafa mel ni mère bi parewul ngir maye doomam ki nga xam ne rek mooy caam ndax toujours dañ naan entre caste yi dafa nekk loo xamante ne aada la ak cosaan fii ci Sénégal kon nag sax ñun duñ ci sori ndaxte dañu nekk ay jullit nekk nit ñoo xamante kenn ku ne sa aada ak sa cosaan moo la intéressé ñu gis ne boo moytu sax Mariama lu mu bëgg Rijal yëpp daal di toog tam boo moytu du am xëy na moom moo ci forcé waaye yaayam mii ma gis ni parewul pour may doomam keneen ku dul mbokkam Maysa nag ñu gis ko jamono ji mu nekk loo xamante ne dafa bëgg rek pare ak Jibril donte saa yu toogi mi ngi fàttaliku moment yu mu doon nekk ak jabaram waaye nag comme niñ ko doon waxee rek bu réagiroon bu njëkk kon nag li yëpp di ko ci fekk waaye nag àdduna lépp loo gis ndànk la ndax Jibril jamono ji li ko dal dafa metti juddu nga xamoo sa yaay xamoo sa papa ñu yar la sa maam yar la ngay dégg xas bu ne mu jógee si nit ñi traité la de tous les noms nga juddu amoon ku la bëgg nga tase kenn bëgg ko kon nag Jibril d'une part dañ koy comprendre te xam ne tey jii bu génnee ci li ko Maysa def mun na fa jaare am dépression mentale maanaam mu am ay jafe-jafe xel sax pour yooyee ndax métti na waaye tamit li nga xam ne toog na te gisut ñi laan beneen séquence bi ñu gisaat ki nga xamante ne rek mooy Joséphine ak kii di Toumani nag nee nañ nit ku ne rek booy def dara da ngay xaar rek jël say décision ndax mariage du benn fan du ñaari fan da ngeen ci ñaan yàlla màggite ci ba génn ci àdduna jigéen ak lu mu la bëgg bul nangu daal mu daal di la takk indi la sa kër ndaxte boo ko defee dina la teg loo xamante ne doo ko mën a bañ kon nag mu nekk kàddu yi nga xamante ne nijaayam wax na ko buubaa doonte sax li tax mu bon li jigéen moo ko melloo conseillé na ko noonu waaye nag bu ñu bëggee dañuy gumba taxlu du ñu gis côté bu baax bi côté bu bon bi dañuy seet lu baax bi rek surtout quand une fille est amoureuse de nous vraiment bu ñu bëggee loo xamante ne lu ñu bëgg rek lay topp wër ñu baax daal dañuy fàtte lépp ne la fâche cassée d'une femme et souvent loo xamante ne balaa mu la koy woon fekk récupérer na li nga bëgg mu nekk conseil yoo xamante ne kenn ku nekk que ça soit homme ou femme jeune fille ak garçon ñu ñëpp nañu bàyyi xel ci yenn wax yu neex yi nga xamante ne ñu ngi koy amaat diggante ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy nekkal parce que wax neex na waaye nag jëfin ba mooy doy waar ndax lu muy wax dina ko mës a def yi mu nekk jamono ji Toumani mu war a xalaat bu baax laata mooy dugg ci ki nga xam ne rek mooy ak Joséphine ñu gis nag jeexale nag analyse bi ci ki nga xam ne rek mooy Kumba vraiment yaram daw na ndaxte waxam rafetul sax am na ay yenn kàddu yoo xamante ne wax na ko ci série bi loolu sax am na ñu bari ñu ko ñaawlu mais nag xëy na lu mu dund ba mu nekkee xale mu looloo tax rek mu gis ki nga xam ne xale bu gisee ñuy torturer xale daf koy metti ci xolam ba tax na nag ñu naan àdduna xale lépp loo koy def rek na doon lu baax ndax bu fàttalikoo rek day soxor kon Kumba ndekete dafay bàyyi yaayam dem papam dem mu jiw ko ci kër gi di ko toroxal di ko def lu ne ci àdduna ba tax na tey jii mu demoon fu mu demoon ñibbisiwaat na revanché wul mi ngi noonu bari na ñoo xam ne tey jii li Kumba daj nañu lu raw loolu bari na ñoo xamante ne tey jii li Kumba daj raw nañu lu loolu torture nañu def nañ ne lu ne ci àdduna waaye terewut nag ñoo ngi baax waaye nag fàtte ko daf dul yomb ndax ki la torturé soxoral dóor la ba nga gisoo gisoo papa moom rek nga gis mu lay mettital loolu neexut a fàtte kon nag réaction Kumba bi mu def envers cette femme nañ ko comprendre te xam ne bu gisee lii day jàpp ne ba tey jii moom la ñuy dóor mu nekk suñu analyse yi nga xam ne moom lañ amaloon épisode 36 bi daw ci samedi bi ñu leen di jaajëfal ci ànd bi ak déglu bi bu baax a baax waaye tamit di jégalu ci yenn kàddu yi nga xamante ne rek xaw na leen laal niti ko juum amul nag te bu ñu juumee da ngay nangoo jégalu ndax yéen lañ fi nekkal te bëgg nañ seen i ay kàddu tamit ndax ñu mën a rectifier li nga xam ne loolu lañ def jërë ngeen jëf